ci jamono boobu imam am na ñoo xam ne barki démb ñu ngi doon jubilé et certainement ba tey ñu ngi jubilé bëgg ànd ak xel bu dal muy Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne jàpp nga ne peut-être ñoom ils sont minoritaires waaye dañu nekkoon ci benn situation boo xam ne ñi nga xam ne ñoo dem ci élection yi am le moins de députés muy les serviteurs Bokk Gis Gis ak Aar Sénégal actuellement ci ñi ëpp doole ci députés yi la ñu bokk ndax choix bi nga xam ne soxla nañ ko ñu fësal ko si ñoom ñaar ñi wane nañ seen ancrage si opposition bi waaye Pape Diop mi nga xam ne dem na fekk ji groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar boobu itam mën na am impact quand même ci opposition bi. voilà Pape Diop xam nga sénégalais yi ñooy jël loo xam ne du information ñu bëgg koo def information. Pape Diop waaw Pape Diop dem na ci Macky Sall loolu du information Abdou Khadre. oui mais dañ ko doon considérer comme étant de l'opposition. opposition bi demoon ba wax ne am nañ 83 députés ñooy majoritaire. n'est-ce pas. mais bu demee fii Abdou Khadre foofu laay ñëw man mosuma gëm ni Pape Diop day opposé wu. Pape Diop non Pape Diop moom ci boppam xam na ni du opposant yaa ngi dégg parce que Ousmane Sonko fii la génn ni am na opposant yoo xam ni Macky Sall la ñuy liggéeyal. moom moo njëkk a génn attaqué ko wala ay problème génn attaqué ko. tey jii Ousmane Sonko am na raison seen kaw ça veut dire man mosuma gëm ni Pape Diop opposant la. mais raison yi mu joxe pour justifier damam ci benn groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar doy leen nee na day bañ dëkk bi am blocage institutionnel parce que opposition bi mën na ñëw contrecarrer tout ce qui est proposition de loi. lan moo ko teree woon moom mu dem Benno Bokk Yaakaar dugg seen liste jàppale leen comme xamoon na ni moom bu fekkee ni opposition bi am nañ majorité assemblée nationale. dëkk bi day bloqué moom mënoon naa dem biir Benno Bokk Yaakaar jàppale leen xam nga wax tamit day logique yow mënoo taxaw ni da ngay opposé wu ni bu ngeen ma joxee assemblée lii ak lii laa fay def dinaa créer rupture battre campagne wax ko fépp Sénégalais yi jël yaakaar ci loolu jox la parce que bu ne woon Macky Sall laa àndal du am député yaa ngi dégg oui fu mu koy amee parce que Pape Diop importance bi ñu ko jox amu ko Pape Diop dee na politiquement yow Idrissa Seck parti la yoroon jëloon deuxième ci présidentielle ana Idrissa Seck tey da ngaa dégg ku tuddati tur Idrissa Seck ci Sénégal ku toog sax ba waxtaanee Idrissa Seck. Thiès sax perte na ko de. dee na politiquement waxuma la Thiès Idrissa Seck dee na bokkutul ci politique. léegi tur bi Idrissa Seck dugg tey foofu la Pape Diop dugg yaa ngi dégg léegi nag parce que sénégalais yi ku yaakaar ni mën nga leen a nax ci ay kàddu nii. wala dem Pape Diop mu des nag Pape Diop musta opposé wu loolu foo mu leer te Pape Diop amul benn importance bii ñu koy jox nii. cinéma nga ko jàppee woon man cinéma laa ko jàppee woon benn waay bu doon nax boppam Sénégal yi am na ñoom comprendre ñu loolu ànd ak moom ci loolu mais Pape Diop ba ñàkkee ambition yàgg na yaa ngi dégg ku am ambition jiite am réew wala nga am ambition opposé wu boo def doxalee rek ñu xam ni yow mii sa démarche mooy wane ni yow opposant nga parce que moom nee na opposant la ba pare di attaquer opposition bi yaa ngi dégg kon man waxi Pape Diop bëgguma koo jox benn importance parce que Pape Diop amul importance bi ñu ko jox. yaa ngi dégg. d'accord dégg nga déclaration bi Moustapha Cissé Lo wax ci Pape Diop. dem leen ci réseaux sociaux yi ngeen dégluwaat ko maa ngi koy ñaanal bu baax Moustapha Cissé Lo parce que déclaration bu yàgg la mais dafa am solo. xam nga Moustapha Cissé Lo loo ko mën a même boo àndut ak moom politiquement di nga nangu ni kii gor la jullit la taalibi Serigne Touba la loolu da nga ko koy nangul parce que bu waxee nit arab day wax ni ku wax feeñ kallim toora Moustapha Cissé Lo même boo àndut ak moom di nga nangu ni kii am na ay principe am na lu mu gëm parce que genre Pape Diop bi xam lu leen ñor ñoom seeni business la ñuy protéger mënuñoo ànd ak opposition yaa ngi dégg sénégalais yi nag ñoom ñooy def erreur continue ba tey di leen jox importance te du peuple bi moo leen jox importance parce que peuple bi joxul Pape Diop importance bu ko joxoon importance jox ko ñaari député wala ñett. d'accord plus fort reste la jàllee moom Pape Diop. oui yaa ngi dégg kon peuple bi jox ko importance ay quelques journalistes nag ñoo bëgg a imposer nit ñi Pape Diop def ko information mais Pape Diop du information. d'accord mais da nga wax lu am solo imam loo xam ne war nañ ci taxaw. loo xam ne en principe warul sax bokk ci jeu politique bi. maa ngi koy wax démb waa benn ci waa Benno Bokk Yaakaar ne wax nga ko Pape Diop. ay business am lay protéger mais ban link la am business ak politique
c'est-à-dire que dans le jeu politique lépp lu jëm ci jeu politique bi ak galgal yi ci wàllu politique mën na des ci wàllu politique mais le fait que par exemple ku yore féetee nguur di galgal benn adversaire ci mbiru wàllu business am di ko xoj foofu pour que tar ñoo far ak yow est-ce que loolu bokk na ci fair play politique non mais li am ni yëpp ñàkk fair play moo ko indi Macky Sall li ko indil problème yi mu am tey bu fekkoon fair play na du am problème yi mu am nii moom dafa parce que démocratie boo ci nekkee mooy kenn ku ci ne li mu moom nga bàyyee ko yow li nga moom kenn néewu la doo ko jël yow bilan ngay teg pour convaincre sénégalais yi ñu jàppale la mais au-delà de bilan Macky Sall bi mu ñëwee ay CREI yi la lancé CREI bi bu ñu fàttali Pape Diop mu ngi ci woon est-ce que Pape Diop amul dossier ba tey CREI loolu leerul kenn. dañul de en tout cas. waaw puisque mu ngi woon ci liste bi. mu ngi woon ci liste bi. nga créé CREI pour lan daal di éliminer ay adversaires politiques. waaw loolu moo indi tey résultats yi ñu yaakaar ne ci CREI yi nga yem nga tànn ci ñi la neex ñu ñëw ci sa camp ñi lay déranger nga génne leen réew mi ñenn ñi nga ni leen bu ngeen noppiwul ma indi leen ay problème ñu yaakaar ne foofu nga yem Khalifa Sall ñëw nga def ko même chose nga bëgg koo def Ousmane Sonko peuple bi jóg taxaw teg ci seen bakkan ngay dem ay élection ñu lay sanctionné kon kay peuple bi d'accordul ci mainmise bi nga xam ne teg nga ko ci justice bi peuple bi d'accordul ci di utiliser doole ji la yàlla jox ci kaw sénégalais yi loolu moo indi résultat yi tey du leneen. parce que bu doon ci wàllu bilan matériel rek bilan matériel xaw ma lu mu ñu mën a coûter mais Macky Sall am na bilan matériel bu baax bu mu mën a présenter sénégalais yi parce que man damaa bëgg ne bokk ci sénégalais yi libre moom sama bopp tey du ma parparloo kenn jaralu ma parparloo. ci bilan boobu la Aminata Touré dafay campagne am. mais waru woon a def moo lay wan waaw parce que na Aminata Touré. waru woon a def waru woon a defee bilan ci campagne dafa waroon a wax 13e législature bi erreur yi ñu def lu tax ñi ma wut a wax ci 13e législature bi ñoom ci boppam reconnaître nañ ni ña fa nekkoon tooñ nañ sénégalais yi. parce que comme niñ ko waxee yàgg nañ di ko wax mais la répétition est pédagogique ay députés yoo xam ne dañuy weexal xaalis ci foofu lañ ko gisee ay députés yu ñu jàpp ci affaire passeport diplomatique ñu koy trafiqué. yaa ngi dégg ay députés yu taxaw di génneloo naan dañuy génne ay jaas yi buñ ku bañ 3e candidat yooyu foofu la amee yaa ngi dégg peuple bi laaju ñu la woon leen woon bilan Macky Sall dañ leen laajoon. majorité bi ñu leen joxoon. est-ce que def nañ ci li ñu war a def. mais est-ce que duñu citer aussi ay députés yoo xam ne fekk nañ leen fan leen warul fekk. waaw mais loolu sénégalais yi wane nañ ni gis nga députés yooyu ñuy wax ne dañ leen a fekk fu ñu leen warul fekk tey ñoom lañ jox doole ji bu doon sénégalais yi jox nañ ko benn importance dinañ leen sanctionner député boobu ñuy wax fekk nañ ko fu ñu ko wartu fekk selon ñoom li ñuy wax te man damaa jàpp ni am na droit dem fa parce que moom boppam foofu amul benn loi ci réew mi buy tere nit dem fa. yaa ngi dégg amul benn loi buy tere nit ki nga dem salle de massage parce que kon ñoom ñoo gëmloo nit ñoo bëgg gëmloo nit ñi ni waruñu faa fekk nit mais foofu ña fa nekk ay sénégalais lañ. mais imam am na. non man li ma la wax nii koy xaar ci yow nag. non loolu waxi xam nga yow yaa ngi may wax ci cas man maa ngi lay wax lu sérieux xam nga mooy lan yooyu waxi caaxaan la nit ku nekk am nga droit dem foo sentir dem yaa ngi dégg. amul ay bërëb yoo xam ne jombale nga ko sa bopp. billahi man laa la wax. su ma bëggee dem ci salle de massage dem fa kenn mënu ma ko tere. waxuma salle de massage mais ay bërëb yoo xam ne yow fii leer na ne jombale nga fa dem sa bopp. mais loolu ça n'a rien à voir ak république ça n'a rien à voir ak. vie privée la vie privée la. nga ko loolu kenn amul droit sax di ci dugg. d'accord donc bu dee ci réew mu sérieux lañ nekk. ku nekk am nga droit dem foo bëgg a dem. yaa ngi dégg am nga droit def li nga bëgg a def. loolu vie privée nit ki la te loolu l'islam ci boppam moo ko njëkk a interdit l'islam dafa tere ne ñuy espionner nit ñi wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'dan kon yooyu ñuy wax noonu waxi caaxaan la yoo xam ne sénégalais yi ñàkk goo gëm moo tax ñu sanctionné leen yooyu nañ ko wax ñi jàngul wala ñi xamul lan mooy république d'accord république ku ne am nga droit dem fu la neex xam république lan la ñuy bañ nit ñëpp bokk benn nit téye ko def ko ci poosam di ko fowe loolu la ñuy bañ ci ab république mais bañuñu leneen. d'accord kon yooyu ñuy wax waxi caaxaan la bu doon sénégalais yi gëm nañ ni Sonko warta dem foofa kon tey jii duñ ko def ndiiraan topp ko fu mu tourné ñu def ko héros
d'accord alors beneen bi nga xam ne mën nañ ci bàyyi xel imam wax nañ la cas de Pape Diop. waaye yeneen ñaari cas yi nga xam ne am na ñenn ñu xam ne am nañ ci ragal mais heureusement pour certains que jot nañu affirmer seen position. réaffirmer seen ancrage ci opposition bi muy Pape Djibril Fall ak Thierno Alassane Sall. xel mën na dal ci loolu da xanaa. ñooñu jox amuñu benn importance bu ñu naxante. imam non man sama xalaat laay wax. d'accord man sama xalaat laay wax parce que benn député lañ am benn député mënoo ko am ci réew ñu bëgg laa jox importance boo xam ne amoo ko. mais mën nga faire basculer la situation amul basculer peuple bi basculer nañ ba pare xam nga peuple bi lu mu basculer. mooy joxul majorité absolue Macky Sall. même ñoom bu ñu demoon tey mais 83 82 majorité absolue non dañuy waxtaan. dañuy waxtaan bu fekkee ni ñoom dañuy xam nga dafa am loo xam warul nekk événement. bu fekkee ni ñoom dañoo ni ci opposition bi lañ bokk. loolu warul nekk événement nañ confirmer wane ne rek ci opposition bi lañ bokk. mais solo si mais kenn du leen fi jox ay importance di leen neexal foofu laa bëgg a ñëw. fii kenn du neexal kenn. d'accord mais ñaar ñooñu solo si ñu am est-ce que mënuñu ko natt également. ci contenu bi nga xam ne amoon nañ ko ci campagne bi contenu discours bi nga xam ne amoon nañ ko ci campagne électorale bi parce que li ñu proposé aussi lu am solo la loolu da nga ciy non bu ñu amoon discours boo xam ne Sénégalais yi dégg nañ ko duñ leen jox ay plus fort reste wala ay benn député ñooñu seen discours Sénégalais yi dégguñu ko loolu mooy dëgg ñi Sénégalais yi ki ñu dégg seen discours tey nga xam mooy réalité bi kenn mënu ko dindi mooy Yewwi la ak Wallu parce que ñooñu lañ jëlee fii ci benn yóbbu leen ci fukk wala jëlee leen ci fukk yóbbu leen ci ñaar fukk nañ bàyyi caaxaan gis nga man ku mel ni Pape Djibril Fall ku ma respecté la mais Pape Djibril Fall bu bëggee continuer di exister ci politique day ñëw fi ko nit ñi di xaar xam nga mooy fan mooy ci opposition bi nee na fa la bokk ba tey waaw dañuy waxtaan rek parce que ñun ay naxante dañ ko dépassé bu ñëwee ci opposition bi wane ni ci opposition bi la bokk day continuer di exister parce que sénégalais yi fi mu ne nii wan nañ ginnaaw Macky Sall ak ñi mu àndal bu fekkee discours am dafa lëndëm leerul bu demaatee élection du am sax plus fort reste Idrissa Seck ko ëppoon coow fuuf sanctionné nañ ko rendi nañ ko deena yaa ngi dégg bu dee Thierno Alassane Sall tamit même discours bi ma am ci Pape Djibril Fall rek la ko respecté la mais fi mu nekk nii kenn du fi neexal kenn comme gis nga affaire bi peuple bi ñoom fi ñu jëm xam nañ ko peuple bi daal fi ñu jëm mooy tout sauf Macky Sall ku ànd ak Macky Sall dee loolu leer na Bamba Fall anamu ak coowam Bamba Fall tekkuloon fi ay rajo da nga ko déggati tey déggati nga benn plateau boo gis Bamba Fall bañ dem ñu demee ko ministre conseiller dañ ko dóor fa mu nekkoon yaa ngi dégg fi affaire bi carte gi leer na ku ànd ak Macky Sall dee nga politiquement dootoo jóg képp ku ànd ak opposition bi am nga espoir ëllëg nga bokk ci ñi yor avenir réew mi. d'accord loolu la élection yi wane. ku nekk nag di nax sa bopp wuti journaliste ñu takkal lay rajo ngay nax sa bopp demal. parce que réew mi kenn mënu leen a nax. kenn du fi neexal benn nit Pape Djibril Fall xool kenn du ko fi neexal bu ko neexee mu ñëw bu ko neexee mu dem fee kenn du ko fi neexal. yaa ngi dégg Thierno Alassane Sall it kenn du ko fi neexal nit mënoo am benn député ñu lay neexal ñun fi ne bu dee am na ñenn ñi ñuy neexal mooy Yewwi ak Wallu nan la ñuy àndee ba def benn bloc parce que assemblée nationale ëppale fa ñetti député taxul nga am majorité. d'accord bu tax nga mën a doxal lépp. tey Macky Sall mu neex ko ak mu naqari ko day séddoo assemblée bi ak opposition bi. loolu la yàlla dogal muy cohabitation bi. léegi foofu wax nga ko ñi jara neexal wala boog ñi jara waxtaanal. li ñu war a def en tout cas du côté de l'opposition Yewwi Wallu mooy ñu fexe ba ànd boobu entre Yewwi ak Wallu ñu gën ko dëgëral mais est-ce que li ñuy faral di wax naan retrouvailles de la famille libérale nekkul loo xam ne mën a doon risque pour loolu parce que bu ñu fàttali ko Abdoulaye Wade waxoon na ko fi li nga xam ne moom la souhaité mooy